bu baax di nuyu plateau bi. Fatou Abdou Ndiaye Fall. Khady fay naa la di nuyu suñu ay invité bu baax a baax. kon développement bi léegi lay doon. mu nga kon dañuy tàmbali ak Khadim Bamba Diagne daal di tàmbale nag ak état d'urgence bi nga xam te ni président yëkkati na ko ban appréciation nga ci am. rafetlu ko parce que dañoo nekk réew moo xamante ni dañoo néew doole réew mu néew doole boo xamante ni li ngay am par at matul chaque année en temps de paix da ngay lépp pour mottali kooku boo toogee ñetti weer ñeenti weer kenn liggéeyul ñàkk bi dina gën a metti ndaxte c'est vrai que mbas mi dugg na ci réew mi ngi def ay dégâts waaye réew mu ñàkk dafa am loo xamante ni moomu ko ndaxte dañoo am ay urgence réew moo xamante ni lépp ay urgence la nga xam ni nit ñi seen i lekk doyul seen i ndox doyul seen i courant doyul tellement dafa am yu bëri yoo xamante ni dafa matadi ñu war cee nekk di xalaat bu ñu amee comportement wala effet caméléon ne tubaab yi nii la ñu def wala américain nii la ñu def ñun tam nañu def loolu te bokkuñu société bokkuñu nit ñi nu ñu mel donc loolu dafa gën a metti suñu réew moo taxoon bañ ci duggee xeex nañ ba sonn pour ñu génn ci moo tax bi ñu ci génnee dañu saluer mesure bi. même Nabou Sow. waaw man de foog naa suma mbokk économiste bi moom gafaka gi lay xool mais man de en tant que citoyenne démb ba président waxee ba pare dañoo am yaakaar bu tas tiit ak jaaxle. gannaaw nag rafetlu nañu le fait que mu lever état d'urgence bi parce que mosuñu xalaat ni état d'urgence bi am na njëriñ. parce que mosuñu jàpp ne guddi virus bi guddi rek lay dox donc tere nañu dox guddi tere nañuy génn dëkk ba dëkk donc jàpp nañu loolu du woon solution bi donc loolu bu ko defee lu mu war a def la lu mu waroon def bu yàgg la mais nag daal di xëy rek nañu gannaaw ba ma njëkkee wax ak yéen virus bi ñu ngi toll woon ci 100 et quelques mille personnes yu ko am tey ñu ngi ci 10 millions 100 personnes yu ko am ci àdduna bi waaye nag yewwi naa leen dox leen takki masque raxas seeni loxo loolu mooy amatuma ci pexe loolu mooy président nee na sénégalais yi la ma waroon njëkkee moom laa ñëw mujj tey loolu mooy nee nañu ay la yëwen ñetti weer tënk naa leen tëj leen xiifloo leen marloo leen wopploo leen façon sacrifice bu nekk ñu def ko nit ñi gis ñu seen i mbokk ngir def leneen ak leneen lu ñu fi dund fii ci Sénégal violence yeeg lépp lu ñu fi dund tey mu xëy 3 mois après ñu jàkkaarloog moom ñu doon xaar mu wax ñu ana nu ñuy def ba génn ci coronavirus bi mu ne ñu amatuma ci pexe lu dul raxas leen seeni loxo moytu leen mbooloo yi daw leen rassemblement yi laaj ngay dégg takk leen masque yi te takk leen ko takk leen bu baax ñun nag démb xaw nañ sax def nii def nañ ko démb ci guddi yenn suñuy loxo ñun daal yàlla ma ñu amoon début am ko courant tey nag ay la yéwén président Macky Sall wàcc na béy yi ne leen dem leen wuti leen awma lu ma leen xontee loolu daal man état d'esprit boobu laa ci am te foog naa bari naa ci moroom. voilà tey ji Khadim xam naa dina ñëwaat ci yow Maymouna alors nan lañu mën a jàngatee kàddu yi nga xam te ne président Macky Sall yëkkati na ko ginnaaw bi mu ñëkkee wax d'abord ni nañu vivre dund ak virus bi démb ñu déggaat mu ne mënuñu nangu virus bi di salfaañe suñu wér-gu-yaram ba noppi rey suñu économie. xam nga virus bi ba mu fi soogaat ñëw li may naan effet caméléon rek dañoo toppandoo li ñëpp doon def mais gis nga boo yoree réew dafa jar nit ñi di xalaat goo xamante ni ci réew mi la jógee te waa réew mi di ko xalaat xam nga dañoo mel ni ci virus bi dañu soogaa gis ñun ay génn àdduna lañ soogaa xam de te pourtant boo xoolee Sénégal 96 000 personnes ñoo fi génn àdduna par at 800 personnes par mois 250 personnes par jour 250 personnes dinañ ñàkk seen bakkan par jour au Sénégal mais leneen moo leen di rey yeneen maladie moo leen di rey 120 jours tey ba fa virus bi nekkee mën nañoo jàpp ni chaque jour benn nit moo ci génn àdduna les 249 lan moo leen génn àdduna yeneen feebar bu ñu jëlee nag lépp arrêté économie bi jël xaalis bépp xëpp ko ci xeexu virus bi da ngay am leneen loo xamante ni da nga koy bàyyi yow leneen rek ngay def da ngay masqué da ngay wax chaque jour des morts visibles mort corona yi moom lañu def des morts visibles fàtte des morts invisibles ñiy dee ndax leneen moo ëpp foofu ñiy dee ndax corona te li tax ñu dem ba même hôpital yi gis nga période corona bi les morts collatéraux ñi dee ndax ñàkk jël bi ñu leen jël en compte wala ñu ñëw ñu jàpp dañoo corona bañ leen a jël en charge ñoo ëpp foofu ñi dee ndax corona bi feebar bi nu mu ñu tiitalee dañ koo bàyyi woon ci loxo médecin yi mais feebar bi mënoon lekk ci loxo médecin yi santé publique du yëfi médecin yëfi état la
état bi moo waroon dès le début xam ni lii nii boo nekkee réew mu am doole man li may wax toujours rek dama ko xalaat dama ko jëlee ci sama bopp bu dee man su ma liggéeyee ci laay mën a yor sama kër su ma toogee sama kër liggéey mënutuma yor sama kër dafa demoon ba kër yu bëri tombé en faillite parce que simplement kër yi li ñu doon dépensé dafa yokk mais seen recette wàññeeku état bi tamit loolu moo ko jàpp xëy na premier moment yi tiit nañu mais ba ñu demee ba ci kanam seeni gafaga moo leen wax ni yoon bi ngeen jëm baaxul. toog leen seen kër day rey production nationale yi mais est-ce que loolu tamit peut-être explication bu leer la ngir Macky Sall lever interdit yi ñu tëraloon yëpp. non xam nga man modestie à part vivre avec le virus je suis le premier maa ko njëkk bind le 11 avril avec journaliste Serigne Saliou Gueye le 11 avril parce que j'ai pris le temps ma xool virus yu mës a am ci àdduna bi yëpp te def dégâts yu virus bi def nañ fi 2 ans virus Hong Kong virus espagnol yooyu virus espagnol rey na fi 50 millions de personnes mais nit ñi dañoo dund ak moom xam nga sida ba mu fi soogaa ñëw en 1981 dañ leen wax ni comme day rey na ko ñëpp moytu mais nit ñi dañoo dem ba xam ne mënuñu ko fee jëlee ñu dund ak moom paludisme day rey grippe lu muy rey ci tubaab bi kenn xamul nu mu toll mais dañoo tiital je pense que li ñu gën a def ci feebar mooy tiital ñu restez chez vous tiital ñu ba kenn amatul fitu liggéey te nit ñi bu ñu liggéeyul quelle que soit mesure bu état mën a teg man sama dund moo ma gën a respecté ay mesures état te nit ñi foofu lañu doon dem na ba léegi. dëgg la tiital nañu mais bu ñu xoolee mbir mi fi mu tàmbalee ak tubaab yi ñu sutee ci plateau médical ñuy dégg ay 400 morts 500 morts par jour ñun jàppoon nañu bu duggee fii kenn du des. da ngay xool France xam nga France ñaata nit ñoo fay dee par weer normalement 60 000 personnes ñoo fay dee par weer normalement moo tax docteur Raoul bi ngi naan sax nombre de morts yi ak li ñuy wax ci virus bi yëpp nombre de morts yi France yokkul. c'est-à-dire que dañoo xëy ci virus bi rek du ñu présenter ay morts visibles mais Sénégal bu ñu nee 250 personnes ñoo fi ñàkk seen bakkan mais ba kenn ki ci ñàkk bakkanam nekk ci coronavirus bi les 249 tamit nga yaakaar yeneen feebar reyu leen dëkk boo néewee doole da nga koy xam on est li nga xamante ni France mënu ci dara États-Unis mënu ci dara Chine mënu ci dara vous pensez que ñun mën nañ ci dara maintenant nag li ci metti mooy nga tëral sa économie bañ a def dara tëdd sa kër defa ni yow loolu mën nga cee nekk ad vitam aeternam te yow nit ñi bu ñu toogee seen kër mënoo leen a faj dem na ba si yàgg wax ji yëpp mooy Sénégal yi dañoo indiscipliné te boo xoolee quartier yi ñu naan dañoo indiscipliné yëpp ay Gueule Tapée la ay Médina ay Grand Yoff mais Fann Résidence kenn indiscipliné wu fa Mermoz kenn indiscipliné wu fa Sacré-Cœur kenn indiscipliné nga xam ni du question réewande question de ñàkk la boo xoolee ni ñuy quartier ñu taxé indiscipliné yëpp quartier populaire yi la mais les quartiers bourgeois yi amul kenn ku ñu fa taxé indiscipliné parce que nit ñi génnuñu parce que ñooñu am nañu ay moyens yoo xamante ne mën nañoo dem ak seen bopp boo yoree dëkk bu néew doole pour man li ngay njëkk a xam mooy dañoo néew doole damay xool yan mesure laay teg pour jàppale leen bu dee leeral mënoo leen a jàppale yow sa dépense doyul dépense Sénégal c'est un pays pauvre dépense am doyul sa dépense mënul ñàkk doy nga ne da ngay tëdd sa kër toog jàpp defan di nga am jàmm. am na solo Fatou Abdou. Voilà, alors Ahmadou Bamba, njiitu réew bi dem dafa wax le taux de croissance du Sénégal qui était de 6,8. tey mu dem ci 1,1 et moins même nan nga ñu ko mën a expliquer ci terme boo xamante ne dinañ ko mën a comprendre. xam nga croissance mooy yokkute réew dañoo jàpp ni comme xale buy màgg rek chaque année dafa am lu mu war a màgg mooy croissance potentielle am léegi boo amee li nga liggéey sa réew boo toogee ñetti weer liggéeyoo da nga koy yëg ñun ñi ñëpp ku ci liggéey at nga xam ni at bi lii ngay liggéey nga xëy suba liggéeyoo da nga koy yëg xam nga boo xoolee ñi nga xamante ni dañ doon liggéey boo xamante ni li ñu wooyee ñu nekk dans l'économie informelle nga xamante ni état fayu leen koo gis muy naan restez chez vous dafa am fu muy jëlee ay revenus wala état di ko fay waaye koo xamante ni ci mbedd mi lay daj li pour am lu mu liggéey boo ko ne restez chez vous day sonn maintenant activité boobu yëpp ñu arrêté mais état moo ko njëkk a yëg parce que mbuusu ndox mi boo ko jëndee ci biti 100 francs 18 francs yi état moo ko moom état nag bu demee ba commencé xool gafagam la ci daan dugg chaque weer mu gis muy wàññeeku bu baax a baax mu xool ko ñetti weer xam ne lii ni muy wàññeeku jëmul kër parce que bu Macky Sall taxaw ne mois bi du fay salaire ñu doon wax restez chez vous ñëpp dañ ciy génn maintenant nag Sénégal 16 millions de Sénégalais lu tuuti lu gën a néew 400 000 ñoo ci am salaire 16 millions de Sénégalais maintenant 400 millions yi nag li ñu leen di fay mooy recette yi nga xamante ni ci activité économique lay jóge bu réew mi taxawee boo nee nit ñi toog leen seen kër kenn liggéeyul nit ñi du ñu am xaalis mais état bi du am xaalis état bu amul xaalis nag waxuma la sax maladie bi kese mais yeneen maladie man loolu moom gën a tiital
les 7 maladies infantiles yi nga xamante ne gagné woon nañ ko mais 3 mois yi kenn yóbbul sa doom hôpital xale yi kenn xalaatul quelque part am na ñu bëri ñu am seen feebar di ko sooxaale ñemetu ñoon dem hôpital. alors voilà Maïmouna peut-être que Bamba économiste la li muy wax mooy chiffre et mën nañu ko comprendre puisque économiste moom li mu xam moom mooy xaalis bi dugg mais yow tey bu ñu gisee la gestion de cette crise 3 décès par moyenne daanaka moom la ñu am par jour depuis plus de 2 semaines Sénégal am nombre de décès yoo xam ne dafa yokk alors que yeneen dëkk yi nga xam ne foofu la feebar bi njëkk a feeñee ñoom bi nga xam ne wàññi nañu seen ay mesures d'assouplissement dafa ànd ak seen taux de guérison bu yokku mais également seen taux de décès yu wàññeeku est-ce que mënuñu wax ne le chef de l'État a abandonné le peuple face à cette crise mais Fatou Abdou chef de l'État dafa lajj gis nga Bamba li mu wax feebar bi li mu wax lépp dëgg la parce que feebar bi du feebar sanitaire kese feebar économique la loolu bettul kenn Sénégal yëpp xamoon nañ ko te xam nga fenn fu mu wax tamit luy tax président mënuñu ko dédouaner mooy comme ni nga ko waxee léegi feebar bi bettuñu feebar bi am na ci àdduna bi ñaari weer balaa muy dugg Sénégal ñu koy gis muy raam di ñëw ñuy gis li ñeneen ñi di dund ñun ñu am temps wu adapté wu ak préparé ñëw rek songuñu ñun am nañu ñaari weer yoo xam ni feebar baa ngay raam ñu naan du dugg ba suñu ay étudiants am ko ñu ne nañ leen soreel ba ñu bañ ñëw wàllu kon ñun on avait le temps li fi am ci mesure président moo ko choisir loolu moo tax kenn mënu ko ci génnee parce que moom moo xool ci ginnaaw ñaari weer yooyu xool doxalinu feebar bi jàng ak ay experts am te xoolal nag nañ waxante dëgg tamit yéen a ngi fi archive yaa ngi fi président toog na balaa feebar bi di dugg Sénégal mu def fi annonce daal di ne moom préparé na équipe yépp ñu ngi pare pour xool nu ñuy jàkkaarloo ak feebar bi ba keroog le 2 mars ba feebar bi ne jëpp suñu kaw mu dellu si waat le 23 wax ak ñun boobu 71 personnes kese ñoo am maladie bi mu nañu toog leen ci seen i kër état d'urgence takk sénégalais yi li muy wax léegi économie bi ku ko rey restriction yi la du feebar bi kese parce que feebar bi foog naa ni wane na boppam fépp ci àdduna kon bu président jëlee ay ndogalam ñu ne ay yoween solidarité nationale opposition bi dem fekk ji ko société civile fekk ji ko sénégalais yi fekk si ko ñépp di muñ kenn jaayatul reer guddi kenn jaayatul ndekki nit ñi di xiif nit ñi mënatuñu gis seen i mbokk korité sax fii la ko nit ñu korité ñu dem ba tey nag président ne ba loolu amee ma ne leen toog leen tey ñu am 108 morts ma ne leen génn leen Bamba mu waxante dëgg loolu lu mu tekki loolu mooy man mënatuma xam nga nag nit ki soo nee mënatuma dafa yomb nag nga jël suñuy 1000 milliards wax dëgg yàlla séddale ko ba pare Bamba tey nga dellu si ne ñu mënuma rek ñu ne non waa léegi nañ dem ci plateau yi jéem a xool nu ñu ko waxee ba sénégalais yi naan ko mais nañu jéggalu nag lu mu bon mais Maïmouna démb bi Macky teggee état d'urgence bi gis nañ population yi di jubilé ñu wax ni Macky delloo na responsabilité askan wi yow nga nekk njiitu force citoyenne est-ce que jàpp nga ni tey Macky Sall responsabilité boobu mu delloo askan wi ñoom dinañ ko mën a téye lu ñuy def day dimee lu ñuy def xam nga askan wi moom responsabilité mës ta jóge ci moom wax na ko léegi nee na traité na leen den discipliné dóor nañ leen caw nañ leen liif nañ leen waa ay la yowén nag ak seen ñàkk masque ak seen rajaxoo ci marché yeeg ci boulevard ñoom dong ñoo sauvé seen bopp ba jamono ñuy wax ak yow ni tey parce que masque yi ñu leen di obligé ñu sol kenn joxu leen ko yaa ngi may dégg raxasu bi ñu leen di wax nañ ko def joxuñu leen ndox muñ ko defee kon nag askan wi tey lépp lu ñu am ci résultat nañ ko sante seen bopp tàccoo ko seen bopp te xam ni résilience bi c'est le peuple sénégalais en fait qui a fait preuve de résilience askan wi boo gisee mu yeeweeku dafa xam ne moo aaroon boppam ndax dañ ko woon dañ koy jox ceeb ba tey jotul ceeb te mu ngi dund ñu ne woon dañ koy jox ay masque ba tey jotu ko te mu ngi dund mais ñu ci bëri ci askan wi jot nañ ceeb may mun a xanaa dégloo Mansour Faye li mu wax gis nga nag loolu tax na ba ne te fii ak le 15 ñëpp dinañ jot loolu tax na ba ma bëgg a ñëwaat ci li Fatou Abdou wax sànq ndax dafa ni économie bi président nee na day jóge 6,8 ñëw 1,1 peut-être moins ba mu nekkee 6 président dafa alerte en fait ni bu ñu defulee ndànk ci récession lañ jëm mën nañ jóge ci 7 dem ci ba 1 waaw mais ñun bañ nekkee 7 dañ koo yëgutoon ñun 7 ba mu nekkoon Bamba askan wi yëgu ko woon 7 ba mu nekkoon Bamba mi yàgg naa koo seetaan mu ci def ay débat sénégalais yi yëguñu 7% ñoom ñoo ko yëgoon kon bu nekkee 1% xanaa ci ñoom yàlla na metti ci ñoom te bañu ñun parce que ñun mosuñoo yëg 7% ba tey tax ñu naan ñu moytu leen ñu ngi 1% xam nga ñun lu ñu yëg
ñu yoroon seen i magasin tëj nañu ñu doon fay location mënuñu marché yi nit ñi am nañu ay difficulté ñëpp am difficulté jamono yu toll léegi nag président ay la yëwén delloo na askan wi te foofu la waroon njëkkee foofu lay d'accord ci moom ubbi na suñu économie parce que waru ko woon sax tëj parce que amuñu kattanam donc wane na ni li ko économiste yi di wax ak ñeneen doon wax loolu la waroon def mais xam nga président bu toogee discours 3 mois après nga may ma rek foofu ma insister si xam nga discours bi démb li tax ñun ñëpp ñu teewlu ko dañu wax ne président dafa nekk quarantaine jamono yi parce que dafa nekk contact ak ku am Covid positif xelu Sénégalais yëpp jaaxle nag parce que nag mooy suñu président moom wéram rek la ñu soxla ñun moom la ñuy ñaan parce que lu ko dal rek ñun dañuy nekk ci njaaxle nit ñi Sénégalais yi doon sàkku ci moom mu génn def adresse à la nation ndax ñu gis ko mu dalal suñuy xel mais président bi ñu gis kan la président bu ñuy defal bilan wu Mansour Faye ceeb bi ñaata % lañ ci joxe fan lañ ci toll président bu ñuy defal bilan wu Diouf Sarr nangam fii lañ def ci hôpital yi fii lañ toll président bu dem ba ñuy defal bilan wu Amadou Ba pour wax ñu ñaata sénégalais la ñu rapatrier mais du président boobu la ñu doon xaar parce que loolu dafa am ñu ma ko dénk te kenn si ñoom ku nekk war a dem assemblée wuyu ji député yi laaj la nga tontu kon moom bu fekkente ne député yi bind nañu lettre parce que soxna Aïda Mbodj bind na courrier di leen xaar assemblée pour ñu wuyu ko moom président mu ñëw layal leen pendant 20 minutes def bilan kon léegi ñooñu lu ñuy defati assemblée ils ont plus de compte à rendre président hier il était ñun dañu rus parce que benn njiitu réew ak ki ñu la teg ci woor nga ñëw ba wàccee sa bopp nekk porte-parole du gouvernement premier ministre nekk toutes les fonctions ba loolu la ñu gis balaa Ndeye Khady ma lay jox wax na tamit ci bilan boobu nga ko defaral tamit wax na ni dina yokk limu médecins yi toll ci 500 nga xam ne day relever plateau médical loolu tamit lu baax la ci askan waaw lu baax a baax la mais balaa muy def loolu na fay médecins yi ñu liggéeyoon 3 weer ci centre Covid bi te barki démb ñu grève fii na fay ñooñu ba pare bala mu naan damay jël ñu bees yokku ci parce que y a des problèmes président daal dañ koo bindal discours am démb mu ne nag jamono moo tax may def ak yéen vidéo conférence ñu gis ni discours bu ñu enregistré la bëggoon nañ ko gis en direct vidéo conférence foog naa mooy loolu mooy may wax ak yéen jàkkaarloog yéen ñu gis ko suñuy xel dal ñu xam ni corona jegewu ko te yàlla bu mu ko jege ñun loolu la ñu bëgg a xam mu dalal suñu xel ni wérle na dalal suñu xel ni fi ñu toll nii ci feebar bi am nañu solution parce que nag wax na ay solution xëy na bu du ma monopoliser parole bi mais solution yi mu wax man bëgg naa ñu taxaw ci parce que wax na quelques solutions yu mu jàpp ni moom mooy yoon bi benn bi rek banaa ñuy dugg ci déedéet benn bi mooy nee na masque yi mooy solution bi foog naa nag bu dee masque yi na gaawantu deqali suñu Sotiba ubbi suñuy entreprise créer usine de masque nit ñi di tabax ñu defar ay masque made in Sénégal comme masque moo ñu ci mën a génnee nañu defar Kédougou filière coton bi ñu fabriquer masque yi ñu jàpp ci yàlla Adem loolu am na solo parce que loolu rek fi may mën a mujjee foofu dafa am solo entreprise nationale ñu soqali ko parce que crise bi li mu wane mooy ku ci nekk da ngaa dellu sa dëkk te bu yàggee ku ci nekk li nga am sa dëkk da nga koy téye muy dëkk muy chinois yi muy coréens yi muy thaïlandais yi fi ñuy jëndee ceeb ku ci nekk da ngay dem ba da ngay ramasser wu sur toi-même crise loolu lay indi ku ne da ngay téye sa njaboot dëkk yëpp noonu la ñuy def Sénégal crise bi lu mu wane mooy xëy na dañoo war a defaraat tabaxaat suñu économie. alors Bamba bu boobaa ci lan la ñu koy basé puisque dégg nañu wax programme de relance de l'économie nationale wax lu ci mel ne agriculture wax lu ci mel ne élevage il a parlé de 60 milliards yoo xamante ne dina am lu wuute ak li amoon muy 40 milliards bu boobaa ci yow naka lañ ko war a tegee ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci dëkk yi mën ci jote mais également mbay mi nga xam ne c'est très important pour relancer l'économie d'un pays nan lañ ci war a taxawee. alors bu ci defee 60 milliards rek c'est parce qu'il n'a rien compris parce que fi ñu toll nii suñu agriculture rek la ñuy yaakaar pour dund ci mais pour am ci industrie parce que dañoo toll foo xamante ni dañoo war a dépasser sax di jënd jus boo xamante ni beneen dëkk la jóge gis nga il faut que ñu fexe ba dëkk boo xamante ni da ngay am fruit am lépp mais yow da ngay jaay fruit yi di jënd ay jus da ngay jaay sa gerte di jënd diwlin da ngay jaay sa gerte di jënd ay céréales c'est-à-dire que li ñu fi am rupture mooy secteur primaire bi fii mbay mi nekk sàmm bi nekk fa napp gi nekk fi ak secteur secondaire mooy fi industrie yi nekk fi ñuy transformer foofu moo am rupture réew da ngay taqale ñaar yooyu nga fexe ba bu ñu nee agriculture mooy moteur développement parce que balaa ngay bay dafa soxla nga am ay ingénieurs yu xam yan suuf si ñu xam gerte gi ñu xam engrais ñoo ñëpp ay liggéey la xam ñu lay defal ay tracteurs xam ñoo xamante ni dañ lay wax ndox mi ni mu war a toll loolu lépp ay liggéey la boo bayee
au lieu que nga jaay nga transformer distribuer exporter parce que nit da ngay jaay produit bu intelligent Sénégal duñu jaay mukk li ñu exporter c'est pas des produits intelligents produit brut la ñuy importer la ñu exporter ba pare lépp lu ñu jënd produit fini la ñu jënd c'est-à-dire que yow produit bi ngay jëndee ci biti doo ci dolli dara lii da ngeen ko jënd rek teg ko fi alors que yow caoutchouc bii nii mën naa am yaa ko jaay ba pare yow yaay jaay caoutchouc bi ñëw jënd micro bi yow yaay jaay mango bi ñëw jënd jus mangue yow yaay jaay goyave ñëw jënd jus goyave foofu la ñuy xaar président c'est-à-dire que transformation ak industrie légère yi nga xamante ni mooy taqale secteur primaire ak secteur secondaire dafa am solo mais ñaareel ba mooy le secteur privé national gis nga daanu bi ñu daanu choc bi ñu day mel ni mbër mu jël coup choc bi ñu jël gis nga bu ñu ci jàngatul ni 122 milliards yi jàppoon ne doy na. loolu du dara gis nga plan de relance xam nga lan mooy relance mooy ku daanu ba war a jógaat. lu nërmee lu ñu war koo yëkkati waat. waaw buy jóg dafa war a jógaat ak vitesse bu am doole. pour mën a jéem a rattraper li mu perte. choc bi boo koy xayma ci lan nga koy xayma. mais choc boo xamante ni def nañ ci 1000 milliards yëguñu ko sax. xëy na moom la may mën a di wax léegi. baax na ñu audité ko wax ñu 1000 milliards yooyu nu fu mu duggee parce que xaalis Sénégal la tamit. def nga ko kenn yëgu ko sax nga xam ni choc bi metti na moo tax dafa am plan de résilience mais dafa am plan de relance mais booy relancer sa économie dafa am secteur yoo xamante ni fa ngay am sénégalais yu bëri yoo xamante ni seen jàng soriwul waaye am nañu doole pour liggéey boo xoolee secteur maçon yi entrepreneurs yi président amoon na programme mu 100 000 logements mais war na ko relancer pas mu jox ko benn entreprise pas mu jox ko entreprise étrangère loolu moom nañ ko génne suñu xel ñun ñëpp. expertise locale ba pare bañ ko jox benn dajale ay GIE ay entreprises yu ndaw nga dajale leen li ñu woowee le Small Business Act c'est-à-dire que tu crées benn loi boo xamante ni day jël 100 petits entrepreneurs ñu boole la ñu tabax 1000 logements nga xamante ni da ngay yow xaalis boo dugal day tas ci sénégalais yi. gis nga bu ñu fexee ba xaalis bi commencé ñu bàyyi di ko joxe ku nekk bitim réew parce que ku nekk bitim réew loo ko jox ci milliard day génn dem te dañoo soxla réew moo xamante ne loo fi dugal mu des fi parce que yeneen dëkk yëpp téye nañ seen économie réew fexe nañu ba ñu ngi wax léegi seen souveraineté alimentaire kenn waxatul sécurité alimentaire mais li ngay lekk du ñuy naan ñun ñëpp président war na commencer effort boobu ñun ñëpp ku ci nekk yaa ngi jéem a góorgóorlu li ngay sol li ngay lekk jóge ci réew mi. 2017 de lañ fi waxoon autosuffisance en riz te gis nañ ni ba léegi. mais crise bi lan la jàngal homme politique yi. nañu humble nañu wax dëgg. parce que fu ñu ne nii Sénégal ceeb bi di tiiñal na moom. waaw xam nga moo tax président dafa jum même ba muy présenté ceeb bi ca port la dem. pour ceeb bi ñuy distribuer loolu c'est pas une belle image. c'est pas une belle image ci dëkk bu war a am autosuffisance en riz. mais boo ñëwee ba ci port ba rek mooy ceeb bi bitim réew la jógee. il faut que ñu commencer di def ci bopp xel yi ne bu ñu mënta defar lu ñu ndekkee comme blé bi dañu ko jëlee bitim réew bu ñu mënta am fonde defar naan ko ñun nañu bàyyi importer blé. wala nañ ko yokk ba mu cher. alors plan de résilience bi yaa ngi koy wax léegi que ni laaj na taxaw seetlu mais est-ce que gisoo déjà ni am na lajjate parce que ñu ngi koy wax léegi ceeb bi distribution matagul ci wàllu secteur yu ci mel ni éducation njàng meeg njàngale mi école privée tey gis nañu ni jusqu'à présent xaalis bi leen nguur gi jagleel donte ñu bëri gis nañ ni doyul mais sax tegaguñ ci bët ak tamit yenn entreprise yi nga xamante dañoo nekk en difficulté état bi am na lu mu jot a dugal mais ba tey jii des na lu bare bare. gis nga école yi dañ leen war a bàyyi ñu dem jàngi gis nga activité économique loolu da cee bokk gis nga xale yi nga téye seen kër ñu bañ a jàngi virus bi du ci école bi rek la nekk mi ngi ci mbedd mi benn xale toogul du sa biir kër activité économique lépp ngay yeewandoo gis nga boo ko yeewul lépp da ngay sonal sa bopp parce que école yi li ñu dépensé mënoo ko yow mënoo leen ko parce que dañoo maintenir woon économie bi sous perfusion comme ku feebar rek nga koy perfuser loolu mënul woon continuer maintenant il faut que ñu bàyyi activité bi tourné waat ñu jéem a mettre les mesures barrières rek lu ñu neex mais boo xoolee fi mu gën a méttee mooy plan de résilience bi erreur la ngay naan da ngay jox nit ñi ceeb man insulte mënul gën a rëy maa su fay team sénégalais yi naan su ma leen joxul lu dul ceeb dañ koy ba leen jox xaalis dañ koy dépenser ci leneen mais c'est insultant c'est loolu man gisuma saaga bu ko gën a ñaaw mais nit ñi boo leen joxoon xaalis ñoom da ngay créer waat beneen activité économique ci biir réew mi koo ci jox sa xaalis mais dina dem moom xam nga kuy bay ceeb nga jox ko ceeb da nga ko sonal boo demee Matam ñoom boo leen joxee ceeb lu ñu koy doyee ñu ngi bay ceeb. plan de résilience bi bu xaalis bi nga xamante ne ji war na génn parce que dès le départ rek bu ñu waxee fonds force Covid 19 déggoon nañu Ousmane Sonko émettre ay réserves parce que nit yi dañu yaakaar ne 1000 milliards bi xaalis bu teew la alors que demeewul noonu tey jii ñaata moo jot a dugg ñu ngi wax 400 milliards de francs moo jot a dugg mais tey jii ni processus de décaissement bi wax nañu ni dafa yéex mais lan mooy problème bi au juste.
mais xam nga budget lépp loo gis rek prévision la da ngay naan di jàpp naan dinaa am lii c'est que ñoom ni ñu ko waxee tamit dafa mel ni xaalis bi dafa tëdd di nelaw ñu war koo mën a dépenser maintenant loolu lépp état dafa def plan boobu moom pour man y a beaucoup d'erreurs nañ ko dépasser auditer ko tamit parce que 1000 milliards yoo xamante ne xaalisu Sénégal la mais réew mu néew doole moo mënul toog ci këram day mel ni na ma yàlla jégal baa doole boo xamante ni liggéeyul amul salaire taabal lay yore boppam xëy suba toog ci këram ne doo dama nekk confinement du ma dund ok mais doo lekk doo naan. priorité bi lan la. mais priorité plan bu bees wala ñu xoolaat yeneen plan yi. non comme ñoom la ñu fal ñooy teg ci suuf ñooy teg ci table ji seen plan de relance fal la ñu bëgg a jaaree pour économie bi jógaat mais bu ñu ko jaarul ci mbay mi bu ñu ko jaarul ci entreprise nationale yi c'est-à-dire que entreprise yoo xamante ni. relancer leen. voilà entreprise nationale parce que il faut que ñu moytu entreprise yu ngand yi tamit boo amee dëkk boo xamante ni lépp ay dafa bëri informel da nga leen di jàppale informel da nga koy jàppale. c'est xam nga man su ma yoree entreprise informelle parce que dama ragal dama xamul. mais da nga may accompagner coacher ma ba ma nekk dans le formel gis nga nañu moytu di jàppale entreprise yu ngand yi parce que entreprise yu ndaw yi ñoo yor njaboot yi ñoo yor kër yi parce que faillite bi gën a metti mooy la faillite des maisons kër yi yow say dépense ëpp say recette loolu baaxul ci réew état bi yi mu dellu ginnaaw nii yépp parce que xam na nit ñi financièrement sonn nañu léegi nag relance bi dañoo war a fexe ba mu tas loolu nag stratégie la boo xamante ni ñoom la ñu xaar. alors Maïmouna ñi ngi wax sànq li nga xam ne moom mooy relancer économie bi accès sur l'agriculture ak 60 milliards yu ñu ci wax bu ñu gisee bi nga xamante ne ñu ngi joxe marché yi dañu ko dem importer muy ceeb bi nga xam ne la ñuy bay fii dégg nañ Moustapha Sello ne am na ceeb bu doy boo xam ne fii la ñu ko béyee état bu Sénégal mënoon na ko jënd dégg nañ ñeneen ñoo xamante ne ci la ñuy yëngu wax loolu bu fekkee ne état dafay insister ci li nga xamante ne mooy le consommer local alors que bu amee projet wala mu am loo xam ne marché la appel d'offre du ko jox ay doom est-ce que dinañ ne am na bonne volonté wala boog li muy wax jiitu na ci d'abord. Fatou Abdou loolu de mooy li metti xol yi parce que boo déggee léegi Bamba mu wax nga xam ne li mu wax sosu ci dara mais danga naan président Macky Sall en fait kañ la ñëw ci palais bi est-ce que bi fekk Covid bi ñëwee ci la commencé wala ndax mu ngi fi woon 8 ans yi passé parce que bu toogee nañu autosuffisance nañu lekk lu ñuy cultiver ci réew mi te ni ñu ko waxee léegi mu ne woon ñu 2017 bay dundee autosuffisance en riz te moom du taxaw benn yoon def bilan solde ne lii baaxul dañu changer accepter ñu bëgg ñu jàppee itam ñun ñoo xam ne duñu xalaat ba kañ tey loolu laa doon wax léegi ci solution parce que apporter na solution gannaaw sax solution bi lu mu waxoon bu yàgg la xëy na lajj na mais garaawul nee na à partir de tey agriculture bi mooy solution fa lañ war a jëm wax nañu sax ci discours bi ne Banque mondiale dinañ ci jox 150 millions de dollars ñu gis ne tey agriculture boobu ñu ko war a bay du baykat yooyu mais ay nit ñu ngi dem di foqati seeni suuf Sénégal yëpp ndëpp suuf moo fi am mbaan ba ndindi leer ak feneen foo wax nit ñaa ngi yuuxu suñuy suuf bàyyee leen ñu ko bu dul ay multinationales lañ ko jox ay gros entrepreneurs yoo xamante ne dañuy bay pour enrichir seen patrimoine bien qu'ay entreprise dañu yor mais au détriment du petit paysan kon su fekkente ne moom dafa nar a jëlaat ay milliards defaat ko ci secteur agricole boobu pour renforcer ñi nga xam ne dañoo am ba pare ñii ñàkk di gën a ñàkk loolu c'est pas une bonne solution comme li mu wax léegi il faut ñu fàtte les grandes entreprises ñu toppatoo les petites et moyennes entreprises ki nga xam ni agriculture familiale lay def ki nga xamante ne dafa nekk benn groupe yore benn entreprise am bu ndaw di liggéey te lii taxoon mu yàqu kooku la ñu war a piquer pour mu jóg mais bu ñu bëggee toujours président quand il parle on a l'impression que waxul ak ñun sénégalais yi bien que bon ñun ñaa ngir rafet ñaawlu le fait que discours am daf ko bañ ba du ko def sax ci wolof parce que waxul ak ñun en fait waxul ak ñun mu ngi fële di wax ak ñu sore ñu ne fële ñun daal 8 ans yi passé on a mis des gens au palais di leen fay suñu xaalis ñu naan ñu chaque mois lii mooy programme lii mooy projet du ñu def comme li mu wax jamais ñu def benn inventaire du ñu mës a wax lii ñu def lii lañ ci lajj ministre Mansour Faye boobu muy wax ci ceeb bi mais yabaate weesuwul ngay joxe ceeb bu baaxul journaliste wala chroniqueur wax ko nga porté ko plainte ñun ñoo ni ceeb bi baaxul man su bëggee mu ñëw jarul mu yóbbu Omar Faye na ma yóbbu. yow da ngay am ay da nga gis ay ceeb boo xamante ne waa Géejawaay bu leen neexee bu ñu jógee fii ñu dem ca kër ga
waa miiri bay di sëy ceeb bi ñu leen jox baaxut waa yëmbal ceeb bi benn saak bi ci naka Maymuna qualité ceeb bi moo baaxul waa yëmbal benn saaku ceeb bi dañ koy ñànkatang beneen bi ñu ñànkatang ko jox ko xar yi li may wax nii je l'assume parce que ay dañ ñu jox woon ñu ay ceeb ñu ngi ko tibb def ko suñuy mbuus toog di xaar ku ñu woon xanaa qualité ceeb bi dafa wute parce que Rufisque gis nañ benn maire bu taxaw ci réseaux sociaux yi sombi ci ceeb bi def ko ci ay kaas wane ni ceeb bi baax na dara nekku ci waaw xam nga loolu mooy scandale bi am c'est-à-dire que dañu jël suñu ay milliards enrichir ay nit ñoo xam ne jël nañ façon ceeb bu ne parce que ceeb bi nañ ko wonee woon ca port ba xamuñu sax fu mu jógee mën na am sax ceeb bu périmé du lépp a bon ndax nee naa la man gis naa yëmbal ku ñu jox ñaari saaku ceeb benn bi mu ñànkatang soos lekk ba ca des ba mu ko ñànkatangee xar yi la ko jox parce que baaxut am na ñoo xam ne nag ba tey ñuy wax nii te ñu ne woon urgence état d'urgence mais am na ñoo xamante ne ba tey wax nga ko léegi nee nañu le 15 juillet. au plus tard ci lañ koy jot ba ñu takkee ba yeewuñu. depuis le 11 avril. ci la ñuy xaar pour jot seen ceeb. Khadim ñi ngi wax ne pour relancer waat économie bi faaw mu jaar ci lu jëm ci wàllu mbay mi ñu gis ni Sénégal tey baykat bokk na ci ki gën a nootal parce que boo demee ci fi nga xam ne moo di ci ñaay bi. ñi nga xam dañuy bay bayu dër foofu ak ñuy bay soble pomme de terre ak yooyu dañuy wax ni ñoom dañuy jàpp ne firme yu mag yi la ñuy dooleel ñoom bu ñu bayee sax li ñu bay ba jëndee ko pour jaay ko problème la ci ñoom ci jamono joo xamante ne étranger bi ñëw na ñu ngi koy dooleel di jënd li muy jaayee. xam nga loolu tax saa yu ñu produire croissance bi dem parce que croissance mi ngi am sens que man ma dëkk ci réew am croissance sama am yokkute su may seeti sama bàjjen sama soxna sama di leen xaalis bi di tas ci biir réew mi waaye nit bu ñëwee jël. yenn saa nga defal ko sax ay facilité naan ko bul fay impôt mu jël yóbbu kooku day dem ba dootu la respecté parce que gis nga lu war a soppeeku Sénégal mooy relation homme d'affaires ak état la ñu war a njëkk a dagg loolu baaxul man je suis dans le monde bancaire gis nga homme d'affaires amul xol ñëpp a ci yem bu Sénégal beeg bu américain beeg ci yem leen la ñu wax on maximise nos profits on minimise nos pertes homme d'affaires noonu lay xalaatee intérêt rek moo ko fi bàyyi moo tax homme d'affaires bu jegee état rek dafa jar a tiit parce que état lu ñëpp bokk la homme d'affaires lu mu xam mooy yëfi boppam lépp lu muy def mi ngi xool ba nu mu ko nangoo boole ko ci yëfam foo gis homme d'affaires mu wéeru ci kaw état du salaire moo ko fa bàyyi la ko fay bàyyi. intérêt la mais maintenant nag gis nga réew bu li koy développé mooy gis nga le cas de Ndingler par exemple de zone boobu noonu gis nga homme d'affaires boobu li ko war en tant que Sénégal à son âge ak xëy na li mu tekk yëpp li mu signifié ci Sénégal gépp mooy mu xool 75 hectares yooyu. nan laay def ba baykat yi fa nekkoon man leen dinaa leen jàppale man lii laa soxla man pour samay ginaar naa leen jàppale jox leen jiwu wutal leen ndox ngeen bay ko ma jënd ko kooku moom dina rek am ni mu bëgg ñooñu dinañ am li ñu bëgg ñooñu parce que nit pour man nit ku baax am na at yoo xam boo ko amee sa réussite mooy ngay gis nit muy soppeeku nga xam ne kii yow yaa tax parce que pour man village yi seeni problème bëriwul ndox la électricité école yooyu responsabilité sociétale de l'entreprise entreprise bu ñëw boo ko fa defee loo bëgg nit ñi defal la ko waaye waaw boo ñëwee nit ñi defe ni comme nit ñi moom dañoo war a dee ci ñàkk yow nga jël akimoo lépp mentalité boobu moo war a jóg suñu réew moo tax man li ma gëm mooy loolu nag état mooy am fulla ak fayda xam nga état ñun ñëpp ñoo ko bokk te am na ñoo xamante ni xëy na moo tax c'est malsain Mansour Faye naan day porte plainte je suis désolé xaw ma kan la porte plainte Omar Faye parce que le danger mooy benn affaire Omar Faye lu mu mën a doon sénégalais la mais Mansour Faye moom sénégalais yi ñoo koy dundal ñoo ko jox oto jox ko lépp war na am kersa lu ko Omar Faye mën a wax war na ko baal ndax moom sénégalais yi ñoo koy dundal c'est malsain. alors Khadim sànq Maïmouna mi ngi koy wax que ni président de la République waxul ak askanam ñu dégg fan yële passé président Macky Sall wax ni dina am ay retard ci projet pétrolier yi teguñu ci foog naa ay waxtu wala benn jour ñi nga xamante ne ni ñooy liggéey pétrole fii Woodside génn wax ni ñoom dinañ respecter seen délai beneen communication bu président Macky Sall def mooy bu ñu deful ndànk dinañ toll ci récession comme ni ñu ko waxee léegi mais ministre am Amadou Hott waxoon na le contraire tey effectivement da loolu day dëggal ni li may mën a bu soo wax que ni Macky Sall monde international bi lay waxal parce que pour bëgg leen ñu baal ko ay borom. mais boor yi moom bu ñu ko bàyyil du baax parce que fi mu ne nii moom sës nañu. xot nañu. mais nga ñëw d'abord ci communication boo nga xam ne président wax na ko te à chaque fois bu ko waxee. dafay waroo. ce qui est bizarre nag mooy ñaar yëpp moom moo ne ci dëgg ñeneen ñoo nekkul ci dëgg. ah oui sur le pétrole xam nga pétrole dafa dem ba léegi seeratul
demoon nañ ba mu dem ba mooy $37 mooy ñiy produire pétrole dañ lay fay pour nga jënd seen pétrole ndax pétrole boo ko exploité ba pare mënoo koo tuur ci géej mënoo koo tuur ci suuf da ngay xool ñi am maintenant ay réserve nga leen bàyyi ma fay leen ngeen jënd sama pétrole bu àdduna bi tollee foofu yow amagoo teen yu ñu bët man du ma am ay teen am problème jaay sama pétrole naan damay bëtt ay teen yu bees loolu xel antanu ko moo tax te dëkk yu mag yëpp dañoo jënd seeni réserve ba mu fees dell ce qui veut dire que fii ba 2022 2023 pétrole pour mu dépasser $50. mais jàppoon ni Woodside tamit li mu wax fu leer la ko teg que ne dina respecté moom ay délai. xam nga Woodside entreprise la entreprise yoonam nekku ci mën naa wax ni tey bu subaa mu wax leneen parce que mais li xel antan mooy Sénégal pétrole bi il faut que mu dem ba $50 pour man mi koy exploiter ma mën cee génn maintenant bu continuer ni pétrole bi amee nii amul kenn ku am problème jaay yow say teen yi nga bët nga am problème pour jaay yow naan da ngay bëtt ay teen yu bees problème récession bi nag bañ nekkee ci récession dafa yàgg man sans problème mooy loolu du débat ñu ngi ci récession loolu vraiment du débat non loolu du débat xam lan mooy récession boo amee chaque année ngay màgg sa taux de croissance nekk 6%. Khadim ñëwaatal ci question boobu parce que lu toll ni ministre Amadou Hott wax ni ñu ngi ci récession président Macky Sall ñëw wax le contraire que ni nekkuñu ci le contraire en fait Hott dafa wax ni nekkuñu ci récession président Macky Sall wax le contraire. ah non ñu ngi ci récession xam nga lan mooy récession dama lay indil littérature bi indil la fay nga xool ndax ci lu ñu nekk récession mooy boo amee Sénégal 6% la ñu am croissance chaque année bu ñu wàccee ba 4% rek ñu ngi ci récession Macky Sall moo taxaw le 3 avril ni ñu ngi ci 2,8% fa la ñuy jëm léegi nee na ñu ngi ci 1 kooku récession kay jaratul ñuy wax naan ñu ngi ci am nekkuñu ci te xamoon na ni bu ñu continuer waatee lañ doon def nii toog defuñu dara ci suuf lañ jëm. mais pas pour tirer sur Amadou Hott mais nan lañ mën a comprendre kon ñaari différence de communication yooyu. ah ministre moo juum ministre moom moo juum mais récession moom bañ ci nekkee ba président taxawee ni croissance bi daan nekk 6% dina wàcc ba 2,8% loolu mooy récession mooy croissance bi wàcc ci fa mu doon nekk régime normal bi mu amoon bu ko wàccee rek mi ngi ci récession maintenant le problème mooy fi ñu nekk nii nee nañu dinañ dem 1%. mais gis nga bu ñu deful jëlul ay mesures yu baax ci plan de relance bi boobaa ci lay gën a métti France fi ñu nekk ni dem na ba ci moins 11% de récession. ñu ñëw ci Maimouna sànq wax nga ko Sénégal jamono ji ci ndëpp suuf la ñu nekk ndëpp suuf loo xam ne laal na littoral bi laal na Ndingler wax nañ ko léegi waaye itam laal na gàddaay gis nañ violence policière yi nga xam ne tukkee na fa fan yi ñu jéem. waaw ñu koy naqarlu li ci xaar ba léegi solution amaguñ ko ci ministre de l'intérieur dafa nekkoon quarantaine mais dégg nañ alhamdulilah génn na kon nag na ci jël dogal. parce que lii war a dakk Sénégal xam nga mooy lan benn acte bu ñaaw am ñëpp ñaawlu ko presse bi wane ko ñu wane ko après ñoom ñu sëgg seen doq ba nit ñi fàtte ko ñu dox ci leneen boo liggéey ñu defaat ko loolu c'est inacceptable parce que femme boobu dañu ko dóor crosse gaañ ko mu dem hôpital il faut ñu joxe ay sanctions policier boobu dañu ko war a relever descos mañ fa yónni te ñu ne jox amuñu benn autorisation tribunal bu leen permettre ñu def loolu ñu sanctionné leen après ñu mën a aussi géppal tuuti meru sénégalais gis nga bu ñu continuer nii dinañ dem ba jëm ci révolte nag ku ko wax ñu ne la fii da ngay woote à résurrection da ngay woo nit ñi pour ñu xeex mais c'est normal ñu woo sénégalais yi ñu aar seen bopp bu leen kenn aarul littoral bi li ci am ñoom fii lañ ko fekk mënuñu fi nekk di ñu wax ne président Abdoulaye Wade moo ko joxe dëgg la boo yu ba def ci président Abdoulaye Wade lañ ko joxe woon mais xam nga président Abdoulaye Wade lu ko sénégalais def ak ñoom dañ koo bindal lettre de renvoi 2012 ne ko abal ñu jël Macky Sall parce que moo ñu wax rupture wax ñu bonne gouvernance kon ñu ñëw ba tey géej gii ñu bëgg ko jël di ko tabaxee nii ñu ñuy expliquer ni non fii la xar yi jaaroon lan la ñu bëgg en fait ci suñu génération ci la responsabilité du président Abdoulaye Wade parce que am na ci ay baay yoo xamante ne boo yoo xam ne ñu ngi ko joxe ci nguuram donc loolu état certes mën nañ ci taxaw mais responsabilité am elle est très engagée dans cette affaire. qu'est-ce qu'il faut faire dañ ko wax a dem fekk këram ñor di ko génnee ko dañu ko folli c'est un chef d'État dañu ko fal pour mu gérer ba mu gérer wul li Sénégal yi bëgg Sénégal yi dañu ko folli avec toutes les conséquences que ça impliqué te président Macky Sall faluñu ko ci hasard bi ñu koy fal dafa ni ñu càmbar naa lii danaa ci dellu ci ginnaaw rupture laa leen promettre yoonu yokkute laa leen promettre leneen ak leneen mais aussi Fatou Abdou président Macky Sall dañ ko war a continuer di ko baal parce que li mu fi fekk Abdoulaye Wade moo ko defoon Abdou Diouf moo ko defoon depuis temps colonisation la kon moom en fait il nous sert à quoi
proprement parler vraiment pour ne pas être mal poli lan la ñu président Macky Sall di jëriñ bu fekkente ne moom responsabilité am engagé wu ko ci dara. alors bu ñu gisee gàddaay mu nekk loo xam ne c'est entre deux privés mën nañu ko tuddee ndax promoteur boo xam ne moom terrain bi la ay nit yoo xam ne c'est 253 familles taxaw yow loolu ban lecture nga ci am ci mbir moom nga xam ne am na. même si ñu ngi ci tudd état puisque mbir mi demoon na ci kanamu justice et tout. li ma ci wax rek mooy ne référendum bi passé bi ñu voté woon encore une fois on nous a trompé parce que référendum bi président Macky Sall daf ñu woon. def benn point buy wane ni ressource naturelle ak mbiru suuf ak mbiru lépp ku ne ci ñun am na ci droit ba tax na ñu amoon yaakaar ni même su fekkente ne am na litige bu am l'État doit être là pour protéger ay doomam ak njabootam. mais même na li doy waar ci wàll boobu mooy ñoom dem nañ ak promoteur bi di Babacar Fall ci yoon ba yoon daan Babacar Fall war a fay 2 milliards ak yeneen ni ndàmpaay mais dañu toog gis ni amul dara loo xam te ni dox na avancé na bi ñu joxee sentence bi jeex na. ñoom mooy li Bamba wax léegi ce sont des hommes d'affaires yoo xam ni dañu jege nguur gi parce que moom moo ko wax Babacar Fall. dañu ko dégg mu toog expliquer fan la jaar état de droit réel ba pare itam. moo tax ñu laaj la ci sa lecture par rapport à ça nañ ñu respecter quand même promoteurs yi ak hommes d'affaires yi. parce que ku ci def sa la ngay def rek booy wax nga ne man maa nga ca famille Layène ba kii ne maa ngi ci famille Touba kenn maa ngi ci famille Tivaouane ñu bëgg ñu jaxase ak sunu askan ku ci def loo xam ni xam nga ni defawul parce que jullit du fekk ay moroomu jullitam ak li mu wax léegi homme d'affaires da nga war a fexe. ba ñi nga xam ne yaa leen ëpp doole. ñu am ci sa barke. mais doo leen fekk ñu. ut ay 150 mètres carrés pourquoi boobu ba tey coow bi continuer ba moom ay grève de la faim am ay arrestation et l'état état amu fi Ndeye Dimit mu ngi naan léegi. ministre Hott lu mu wax munoo wax ne état amu fi. non mais Ndeye Dimit nee na léegi ministre Hott dafa wax juum. ministre Amadou Ba gis nañ ko keroog mu ne gannaaw yàlla li ma doon lépp président Macky Sall malgré que moom c'était un grand. foog naa comité de l'État loolu mënoo ko bañ. non dama ni état amu fi c'est-à-dire que président Macky Sall il a un groupe de fans club loolu mooy dëgg mu jàppee leen ay ministres ñu leen di fay mais ce ne sont pas des ministres parce que des ministres qui ne s'assument pas Bamba ministre buy toog président ne la damaa nekk récession ministre bi ne la non tout va bien ministre yoo xamante ne président moo toog démb nañu feebar baa ngi fi ñu ngi jëm à moins 1%. ñuy wër plateau télé yi di défendre l'indéfendable ce ne sont pas des ministres. jàpp ne dañoo war def remaniement ba. mais ñoom dañoo war a liggéey xalaat loolu yaa ñoo ma bokk xalaat. remaniement moom parce que y en a qui ne travaillent pas. remaniement moom fekk mu ngi jël ci saak boobu ne ci wetam di ci tibb di def ci biir c'est pas ça le problème. sac bi c'est-à-dire. mooy c'est-à-dire le groupe bi ne ci wetam benn saak la boo xam ne depuis foog naa dañuy ne ñoom ñoo ko gunge woon ku ne na am naa ci wàll. maa gàddu woon xeer bi kenn man maa xeexoon kenn man la ñu dóoroon kële ne man maa takkoon jàppoon ci ku ne daal yow la nga defoon dañ la war a jël jox la sa wàll ci gâteau bi nga yéeg mos bu baaxul ñu fekk ñu ngi def noonu te jëliwuñu ñu mel ni ñoom Bamba ñi ay sénégalais yu incompétent yu compétent yu ne ci seen ay domaine mën ci dara te mosuñoo gàddul kenn xeer waaye Sénégal rek lañ bëgg a xeexal fekk defuñu loolu bu ñu defoon fukki remaniement ak juróom-ñaar c'est les personnes qui changent mais les méthodes vont rester. Maïmouna est-ce que tey bu ñu gisee nii nga xamante ni bon président Macky Sall moo fi nekk su doon keneen moom la ñu tudd ni nga gisee tey actes yu muy posé est-ce que tey mën nañ jàpp ni li ñu doon tax ñu di ko xeex pendant des années bëgg rupture am ndax rupture dina am parce que gis nañ président Macky Sall defoon na ay dige yu bari ci littoral bi ak li nga doon expliquer léegi mais est-ce que tey gis nañu ni vraiment y a une volonté pour que mbir yi taxaw ci yoon. ah man de xaaruma ko ci ñi ñu jiite ci askan wi laa ko xaar ak population bi waaye fekk nag jeunesse bi askan boobu malheureusement ñoom ñooy fal. waaw fekk jeunesse bi génnuñu TikTok génnuñu Instagram jógewuñ ci plage dara du changer ci réew mi parce que xam nga lu tax boo falee nit jox ko plein pouvoir man mii boo ma faloon suba jox ma plein pouvoir bu ma bëggee changer ba moytul ñi ma wër ne ma bu ko def bàyyil noonu ndax nga protéger sa bopp il faut que jeunesse bi conscient xam ni lii yàlla def tey suñu pétrole bi naroon na xelli yàlla def problème am ba di ko Bamba waxee ñu ne teen yi du ñu bët sant yàlla ndax moom lañ am pétrole bi dong lañ dese yàlla na fa teen yi des ba 2024 parce que ñii ma gis boobu ba léegi lu ñu leen jox ñu seeyal ko ci seen loxo di laaj leneen ku leen jox pétrole nga xamante ne c'est la dernière espoir de la jeunesse sénégalaise et de africaine ku leen ko jox itam fii la ñuy nekkaat man ak yéen rek di wax ba mujj gi ñu jàppee ñu ay waxkat te
te foog naa loolu du ñu cërale woon waaw demal Fatou ci lu gaaw Bamba juste rek CDC bi nga xam ne ñu ngi wax 60 milliards koppar goo xamante ne bu ñu jaayee suuf si mën na dugg ci gafa gi ci wàllu koom yow loolu nan nga ko gisee parce que am na ci ñoo xam ne méthode bi d'accord wuñ ci dégg nañ Mignane Diouf ne il faut que mu nekk une gestion inclusive ku nekk mën ci wax ñu door a jël yenn décisions yi par rapport à cela lan nga ciy wax. CDC mooy. caisse de dépôt et de consignation. dañ ko c'est pas suivi. vous n'avez pas suivi. on leur a donné une assiette de 30 hectares ci aéroport bi pour ñu jaay ko ndax ñu am ci 60 milliards. gis nga fi ñu toll nii ci réew. gis nga waxi suuf ci boppam bon man lébu laa nag suuf rek la bëgg waaye waxi suuf ci boppam ah. kenn bañu ko de. état bi war na xeex ba gis nga man plage bi ñu wane léegi man Mermoz laa dëkk plage boobu Ousmane Sonko fa laa daan tase ak moom avant muy nekk ay kii nii man plage boobu fa laay sangoo tous les jours mais gis nga ba ma ñëwee barki dem gis ñooñu fi ñu xar dama tiit man fi ma gis ñu xar ko def ko plateau foofu montagne la woon te dama tiit. c'est-à-dire que am na yoo xamante ni boo xool waa ji millions yu mu dépensé pour toj xeer yi ba def ko plat mais dama tiit loolu c'est trop gis nga yooyu état bi na moytu homme d'affaires yi parce que gis nga li ma gis nii muy ñëw xale yi nii gis nga même mi ngi wax mais gis nga am na luy yot gis nga nit ñi mécontentement nit ñi kenn mënu leen yëkkati mais gis nga bu ñoree kenn mënu leen téye. yàlla bu mu ñor te balaa muy ñor yàlla na fekk lépp. commencé na ñor parce que ñor na ba egg ci dënnu Abdou Karim Gueye. mu wax ko ba ñu jàpp ko yóbbu ko prison. mu nekk en danger de mort. ba démb dafa fanaan ci perfusion. ndax xol bu tàng ak yu mel nii moo ko révolté. ñu koy ñaanal yàlla nañu ko libéré balaa dara di ko dal. loolu moom mooy dëgg. ñu koy ñaanal yàlla fëgg ko boppam mu dellu si waat ci liggéey bi moom Abdou Karim Gueye ñu ngi lay jaajëfal Bamba. kontaan naa maa ngi sant Maimouna di sant Fatou Abdou ak Ndeye Dimet kontaan naa trop. jaajëf Maimouna. di leen remercier ci occasion bi ngeen ma may wax ak sénégalais yi. jërë ngeen jëf ci teew.